bu ñu nuyoo ñëpp di sargal ñëpp di fàttali rek ne programme bi tey ni mu tëddee d'abord thème bi dañuy njëkk fàttali thème bi dafa jëm ci impact de la Covid-19 chez le diabète de l'enfant et de l'adolescent. Comme ni ngeen ko xamee weeru novembre bu nekk association bi ànd ak corps médical lëkkaloo tamit ak autorité médicale yi dañuy sóobu ci xeex jàngoro yi naan diabète. xeex bi sax bés bu nekk ñu ngi koy def wante weeru novembre dañ koy gën a fësal pour gën a sensibiliser askan bi ci sensibilisation bi diabétique yi dañuy njëkkee toppale ko nag ak askan bi yëpp ndaxte diabète mi ngi law boo xamante ne tey dina raar trop nga dugg ci kër te doo fa gis koo xamante ne jàngoro yi jot ko walla boog nga gis famille boo xam bu ne lëm boo xamante ne amul kenn ku ci am jàngoro yi walla xam nañu kenn koo xamante ne am na ko. jàngoro ji nag bàyyiwul mag bàyyiwul xale bàyyiwul jigéen bàyyiwul góor loolu dafa tax ñu ñëw tey ne balaa ñuy tàmbali dañ koy tamit boole ci xale yi nga xamante ne dañu am jàngoro ji te ñu bokk ci société bi xale yooyu laaj na ñu toog waxtaan pour askan bi xam jàngoro jooju di dal xale yi fan lañ ci toll ak ñi nga xamante ne ñu ngi koy xeex lan lañu liggéey ba fu ñu toll nii. balaa ñuy tàmbali dama leen di ñaan ñu observer 1 minute de silence ñaanal ñi nga xamante ne ñoo bokkoon liggéey bi te yàlla jëlee leen fi ndax Covid-19 bi kat laal na diabétique yi laal bu metti sax ba bu ñu toogee fii suñu xel day dem ñi nga xamante ne ñoo doon ànd bés bu nekk di liggéey. ñu ràññee ci ki nga xamante ne mooy suñu président d'honneur di Youssoufa Ndiaye moo tax sax am na àjjuma bii di ñëw dañuy def récital de Coran fële ci Saint-Louis ñaanal ko moom mais ñaanal tamit ak ñépp ñoo xamante ne yàlla daf leen fi jëlee te mu doon ay diabétique muy mag muy xale muy jigéen muy góor ndaxte bari nañ trop ñaari at yi te fi ñu féete woon tamit sori na trop suñu xol. moo tax ma ñaan rek suñu autorités yi ñaan ko salle bi ñu observer 1 minute de silence debout à la mémoire des disparus. jiital li nga xamante ne mooy une de vos prérogatives mooy la santé de l'enfant et de la mère mais si loolu tamit gis nañ ne disponibilité bi nga won ak jege bi nga jege sa askan loolu au nom des diabétiques ñu la ci gërëm di la ko sant parce que ñun l'État et la République dañ ko jiital dañoo am benn faible mooy lépp luy état lépp luy république dañu amoon njiit boo xamante ne muy Youssoufa Ndiaye daf ñu daan jàngal naa ñu boo leen tàmbalee dara loo leen ci njëkk xalaat rek mooy demandez-vous ce que dit la loi bu ñu demee ba xam lu loi wax mën nañu sukkandiku ci loi boobu ba pare tëral suñu ay activité moo tax ci loolu ñu ngi la ciy gërëm di la sant ndax yaa ngi koy liggéey di gërëm tamit kii di président Pape Sène maître Pape Sène di avocat bi ñu waxtaanee parce que tamit ñu fàttali ko ASAT membre la woon ci comité sénégalais des droits de l'homme ndax comité sénégalais des droits de l'homme ki ko sàkk muy président Youssoufa Ndiaye moo njëkk a nekk président comité sénégalais des droits de l'homme amoon na sax ay at yoo xamante ne maître dañ doon jumelé suñu activités yi maa ngi koy fàttali ci banlieue yi bu droit de l'homme de doon am il faut dimension juridique bu feebar bi dañ ko ci doon célébrer donc di rafetlu lii tey naam du hasard yàlla lépp loo xamante ne dafa tegu ci dëgg di liggéey histoire daf leen koy rappeler boole leen waat ci kaw loolu ñu lay gërëm di la sant dafa am nag ñoo xamante ne ñaar ñoo xamante ne su may wax ci ñoom dafay mel ni sam bopp laay wax ndax ba may nekk xale ba léegi muy le corps médical dañoo ànd di liggéey bi nag ñu tàmbale ko ci suñu ay baay yoo xamante ne ñoo nekkoon ci centre bi te ñu ràññee ci professeur Ahmedou Moustapha Sow moom ci wàllu boppam mu tegtal ñu wan yoon bi ba tey
ki nga xamante ne moo yor centre bi di professeur Maïmouna Ndour Mbaye te agenda am tamit fu mu nekk ni chargé lool mu bàyyi yëpp fépp fu diabétique soxla rek mu ñëw ànd ak diabétique yi professeur si kaw loolu di lay gërëm di la sant au nom des diabétiques di wax rek ne man fekk naa te gis naa te xam naa sa engagement tamit ci diabétique yi muy Sénégal muy bitim réew fi ñu tuddee diabète amoo ci caaxaan te loolu mën nañ ko seede tey ñu ngi la ciy gërëm di la sant professeur Babacar Niang moom endocrinologue la pédiatre la maanaam ci mbirum xale daf ci xarañ yàlla may ko ci xam-xam ba képp koo xamante ne bu juree doom muy sikki saak ci mbirum diabète sax sa xel day dem automatiquement ci moom muy liggéey boo xamante ne mi ngi koy def du dem ci àll bi du nelaw gëm li nga xamante ne mooy taw ci wetu diabétique yi liggéey ak ñoom ànd ak ñoom ci kaw loolu tamit ñu koy sargal di ko gërëm di wax ne li muy def ñu ngi koy gis vraiment doon na loo xamante ne modèle la exemple la mon général nag moom suma bàyyi bopp fu ñu dem dañuy ànd ndax ne liñ naan les couches vulnérables loolu daf ko soxal mais ci kaw loolu dafa gëm li nga xamante ne mooy république te waxtaanam yëpp mooy nu ñuy fexe ba protéger république protéger état ba rax ci dooli sax diabète bi tamit am na ci loo xamante ne boole nañu moo tax tey nee naa ko désormais membre nga ci association bi ci kaw loolu tamit ñu ngi koy gërëm au nom des diabétiques général merci beaucoup di nga ñëw ànd ak ñun ci journée bi tey donc loolu la ñuy tàmmali sans plus tarder ñu dugg ci waxtaan bi balaa ñuy dugg ci waxtaan bi nag dañuy jox ku ci nekk li ñu naan le mot de bienvenue ñu tàmmali ko ki nga xamante ne mooy suñu kilifa tey ci bés bi mu dalal ñu fii ci Ndakaaru muy madame le maire Soham Wardini madame le maire vous avez la parole.